asalaamualeykum ñoo ngi nuyu assistance bi di beral nuyoo presse bi di jottali nuyoo la grande coalition ànd liggéey suñu gox bi nga xam ni tête de liste majoritaire bi mooy madame le maire Adja Sokhna Mbodj tête de liste proportionnelle bi di monsieur le maire Alhaji Abdou Ba ñoo ngi nuyu 5 zones yëpp yi nga xam ni macha allah ñoo nekk fii ci commune Diama tey jii nag yàlla dafa dogal ñu woote point de presse pour dëgg-dëgg présenter li nga xam ni moom mooy le programme 442 pour le développement de Diama programme bi nga xam ni nag macha allah programme mu askan wi la bu ñu fàttali ko tuuti le 18 septembre. si la ñu lancé woon officiellement les assises de la commune de Diama ñu dem à la rencontre de la population communale waxtaan ak ñoom saytu seeni xalaat xool jafe-jafe yi ci loolu nag ñu tënk programme bi tuddee ko 442 pour le développement de Diama waaye programme bi pare na yàgg na amuñu woon sañ-sañ présenter li nga xam ni mooy programme bi te delluwaatuñu ci askan wi dëgg-dëgg présenter leen programme bi soumettre que à leur appréciation ba ñu valider programme bi boo xoolee démb la ñu boucler 99% des villages et hameaux de la commune de Diama si la ñuy soog a nag am sañ-sañ dëgg-dëgg gannaaw ba askanu commune Diama valider nañu programme bi ñu ni léegi programme bi mën nañ ko présenter askan wi looloo tax tey ñu tànn bés bii pour présenter lii di programme 442 pour le développement de Diama boo ngeen gisee ñi fi toog nii tey mooy ñi nga xam ne ñoo composé le directoire de campagne de la grande coalition ànd liggéey suñu gox loolu nag li muy wane muy grande coalition dañu jiital li nga xam ne mooy équipe ñun toujours gestion bu collégiale la ñuy def mënoon nañu ñëw indi tête de liste majoritaire ak proportionnel ñu présenter programme bi waaye comme ñu ne équipe la ñuy def kenn ku ci nekk rek ca fa nga nekk wax dëgg yàlla la nga mën ak li nga xam ni moom nga war a mën a contribuer pour liggéey bi jëm ci kanam rek da nga koy def depuis investiture yi ba léegi noonu la ñu liggéeyee te incha allahu rabbi keroog le 23 janvier 2022 bu nu askanu commune Diama wóoloo gestion boobu incha allahu rabbi la ñu fas yéene continuer loolu nag mu nekk lu am solo fi ñu toll nii nag je pense que askanu commune Diama ñoo ngi xaar les candidats. ñoo ngi leen xaar ci 5 P yi nga xam ni ñoo fi nekk P bi ci njëkk di programme waaye programme kese nekkul li nga xam ni dafa doy ndax programme kese tey ñu taxaw nga présenter def benn liste ñëw ni naa def lii naa def lii naa def lii loolu dafay mujj nekk promesse nga présenter programme waxoo mécanisme de financement bi loolu dafay nekk promesse kon dañ naan askanu commune Diama ku leen indil bi ni programme mën ngeen ko xotti ndax du programme beneen P bi muy porteur mooy deuxième P bi les porteurs du programme ñun les porteurs du programme la ñuy wax ndax du benn nit équipe la équipe ñoom ñoo porté programme bi deuxième troisième quatrième ak cinquième P bi mu nekk le profil le parcours et le patriotisme des porteurs du programme mu nekk yi nga xam ni yu am solo la ñun programme bi ñuy présenté mu tudd 442 pour le développement de Diama ni ma ko waxee ci assise yi ñu woote woon ci penco bi ñu woote woon ci woo ci askan bi waxtaan ak ñoom saytu seen xalaat fa la ñu tëggee programme bi waaye programme bi tamit comme dañu nekk ci réew mu tudd Sénégal ñu am document référentiel bu tudd plan Sénégal émergent dañu jël suñu programme 442 pour le développement de Diama bi arrimé ko ak le plan Sénégal émergent bi nga xam ni ñoo ngi ko jëlee ci les objectifs de développement durable en 2030 kon ñun suñu programme dafa am ci yu ñu sukkandiku nekkul programme bi nga xam ni dañu jël expert wala rek ni toog ci néegam bind programme bi déedéet programme bi dafa jóge ci askan wi waaye tamit dañu sukkandiku ci document référentiel bii di plan Sénégal émergent mu nekk lu am solo programme boobu nag vision bi moom lañ leen di présenter vision bi moom mooy la sacralisation de l'humain et l'humanisme dans Diama commune de solidarité de prospérité et de fierté buñ koy tekki tey ci baatu wolof mooy nekk jiital nit ak njëriñu nit ci Diama goxu naataange goxu jàppalante ak mbégte boo ngeen xoolee ci vision bi da ngay gis ni programme grande coalition ànd liggéey suñu gox
nit ki moo nekk au cœur du programme lépp ci doomu aadama bi la centré wu moo tax ñu ni jiital nit ak njëriñu nit ci jàmma goxu naataange jàppalante ak mbégte. vision boobu nag boo ngeen gisee ñu décliner ko en 3 axes. axe bi ci njëkk mu nekk économie diversifiée et compétitive essentiellement portée par le secteur privé local loolu mu nekk axe 1 bi maanaam nan la ñuy def ba tabax li nga xam ni moom mooy koomu Jama. beneen axe bi muy axe 2 bi nga xam ni boo demee ci plan Sénégal émergent daanaka noonu lañ ko arrimé foofu dañuy wax capital humain waaye fii tamit ñun ñu ni promotion humaine et sociale et rayonnement de la commune. bu ñu demee ci axe 3 bi mu nekk renforcement de la bonne gouvernance et la mobilisation des ressources boo ngeen amee seetlu tuuti ñetti axe yi nga xam ni moom la ñu décliné fii boo demee ci plan Sénégal émergent da ngay gis ni arrimé nañ ko te jéem nañ ko méngalee ak li nga xam ni mooy plan Sénégal émergent fii au niveau de la commune de Diama. léegi nag yaakaar naa gannaaw ba ñu joxee axe yi am na ñu bare dañ ñu yàgg laaj ana lan mooy 442 pour le développement de Diama. 442 bi sax am na ñi nga xam ni ca nañ koy tekkee dañu jàpp ni mbiru sportif yi la rawatina footballeur yi ñenn ñi sax di ñu tooñ naan seen système bi c'est un système défensif waaye buñ ko yóbboo foofu ni système bu défensif la waaw kay daañu nekk ñi nga xam ni ci suñu système dañuy taxaw pour défendre les intérêts de la population communale de Diama kon foofu war na mën a nekk un système bu défensif waaye tamit nañu jàpp ni ba tey système la bu offensif ndax 4-4-2 mooy système bi nga xam ni dafay alterner le travail défensif et l'apport offensif bu ñu waree attaquer jëm ci soxla askan bi faj ka du ñu ci hésiter bu boobaa dañuy nekk attaquant waaye bu ñu waree défendre li nga xam ne mooy soxla askan wi dañuy nekk dëgg-dëgg des défenseurs de la population communale de Diama waaye ñu jàpp ni ñun suñu 4-4-2 bi lépp dañ ko tëgg ci wàllu nan la ñuy fexee ba gox bii di Diama de mu jóge ci point A bi nga xam ni mu mel neexuñu lool ñu yóbbu ko point B bi nga xam ni ngëneel kese lay doon. ci programme boobu nag ci ñetti axe yi ma fi lim léegi axe 1 bi boo ngeen ko seetloo ci wàllu économie la mu am 4 programmes de développement économique programme bi si njëkk mu tudd programme d'appui pour la relance de l'économie locale ci gàttal maanaam PAREL. liñ ci jublu mooy fexe ba tabax économie commune Diama ñun moom la ñu bëgg a tabax dëgg-dëgg mu nekk économie bu xereñ loolu lañ ci jublu waaye beneen programme bi nga xam ne moo ci nekk muy programme local de gestion des domaines de l'urbanisme et de l'habitat nan la ñuy def ba dëkkuwaay wi dëgg-dëgg mu nekk lu ñoŋ waaye tamit suufu askanu commune Diama ñu sàmm ko yor ko ci yorin bu rafet ba ëllëg askan wi mën ko jëriñoo ndax commune joxuñu leen suuf si pour leneen waaye li ñu leen ko jox mooy pour askanu commune Diama kese ñu mën jëriñoo seen suuf looloo waral ñu dénk leen ko ci code général des collectivités territoriales waaye ñu am programme bi nga xam ni wàllu jeunesse bi la ak femmes yi mënuñu tëgg programme te fàtte ndaw ñi wala jigéen ñi loolu du xalaat ñu tëgg benn programme boobu nekk ci axe 1 bi mu ñu jagleel ko ndaw ñi ak jigéen ñi waaye ba tey benn programme bi nga xam ni poumon programme pour l'ouverture la mobilité et le numérique boo xoolee commune Diama dëgg la c'est une commune qui est traversée par la route nationale numéro 2 mën nañu jàpp ni xëy na enclavement sonalul ñenn ñi waaye am na ñu bari ñu mu sonal kon ñu xalaat ci ñun nan la ñuy def ba désenclaver yenn dëkk yi nga xam ni dañu nekk fii ci commune Diama loolu moo waral ñu tëgg programme bi tuddee ko promo waaye tey wàllu jumtukaay yu xarala yi fii jamono ji ñu toll nii li ñuy wax technologie de l'information et de la communication mënuñu dem sans moom ci programme bii nekk ñu tëgg ko ci boo demee nag ci axe 2 bi muy 4 programmes de développement humain et social ci axe 2 boobu moo waral 4 bu njëkk bi ma njëkk lii mooy 4 bu njëkk bi mooy les 4 programmes de développement économique waaye ñaareelu 4 bi moom mooy 4 programmes de développement humain et social ci ngay gis ni wax dëgg programme bi ci njëkk mooy PROGES programme pour la gestion sanitaire et sociale lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ak lu jëm ci wàllu social ci programme bi lañ ko dëxëñ beneen programme bi jëm ci programme éducation et sport art et culture ci wàllu njàngum xale yi waaye ci wàllu tàggat yaram aada ak cosaan dëgg-dëgg ñu tëgg benn programme bi nga xam ni ci loolu kese lay wax bu ñu fa jógee tamit ñu tëgg benn programme pour l'économie verte l'assainissement et le cadre de vie lépp lu jëm ci wàllu alam bi waaye lépp lu jëm tamit ci rafetal dëkkin wi dëgg-dëgg ñu tëgg ko ci programme bi
beneen bi muy programme d'accès pour tous à l'eau et à l'électricité boo xoolee fii ci commune Diama gis nañu ni dëkk yu bare dañu am gàllankoor ci wàllu ndox dëkk yu bare dañu am gàllankoor ci wàllu électricité ñu ni nañu tëgg benn programme bi nga xam ni dëgg-dëgg pacte lañ koy tuddee muy programme d'accès pour tous à l'eau et à l'électricité loolu mooy ñeenti programme yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci axe 2 bi mu nekk des programmes de développement humain et social deux bu mujj bi moom bi nga xam ni moom moo ci nekk muy 2 bi ñaari programme la programme yi c'est pour la gouvernance et la mobilisation des ressources nan la ñu yoree suñu commune Diama ci yor bu mucc ayib waaye tamit nan li ma wax sànq nan la ñuy def ba wuti koppar yi nga xam ni moom la ñu yoree commune Diama ndax wax dëgg yàlla lekkitu kese naxuli béy boo tëggee programme ba mu yaatu war nga wax programme bi nan nga koy financer waaye tamit nga yor ko ci yorin bu rafet ndax ñun waa grande coalition ànd liggéey suñu gox li ñu bëgg mooy commune bi nekk une maison en verre moo tax lépp li nga xam ne dafay tegu ci yoon loolu dañ ko bàyyi xel programme bi ci njëkk mu tudd Pramego programme d'amélioration de la gouvernance nan la ñuy fexe ba wax dëgg yorinu commune bi ñu yor ko ci yor bu mucc ayib waaye ni ñu commencé nii lépp ñu koy def ci gestion bu participative bu inclusive noonu la ñu fas yéene continuer di dem ci askan wi di leen laaj seen xalaat ci doxalinu commune bi incha allahu rabbi noonu la ñu fas yéene continuer bu ñu jógee ci 23 janvier 2022. waaye beneen programme bi nga xam ni c'est pour la mobilisation des ressources nan la ñuy jëlee alal yi wuti ji alal ñëw pour ñoŋal li nga xam ne mooy commune Diama yor ko ci yor bu mucc ayib loolu programme boobu moo tudd Promo mu nekk ñaareelu 2 bi kon ni ngeen ko gisee 4 bu njëkk bi c'est 4 programmes de développement économique beneen programme bi c'est 4 programmes de développement humain et social beneen 2 bi mu nekk programme pour la gouvernance et la mobilisation des ressources loolu moom mooy 4-4-2 pour le développement de Diama li ñu ci jublu nag mooy soqali commune Diama vision bi lañ doon présenté vision bi nga xam ne dañ ko décliner en 3 axes ñetti axes yi axe 1 bi am 4 programmes axe 2 bi am 4 programmes axe 3 bi am 2 programmes damay bàyyi sama naataango yi ñu jukki li nga xam ni moo nekk ci axe 1 bi axe 2 bi ak axe 3 bi daanaka nag dañ koy synthétiser du ñu dugg xëy na ci yenn yi nga xam ne ñoo nekk ci programme bi waaye na ñëpp gis ni wax dëgg yàlla programme bi ñu fi présenté ci askan wi la jógee waaye ngëneel wi tamit ci askan wi lay delluwaat ndax def nañu benn diagnostic xool identifier problème yi xool causes yi xool effets yi avant ñuy génnee li nga xam ne mooy solution loolu tamit bu ñu demee ci biir document bi nga xam ne daañu ko partager très prochainement mi ngi fa waaye lépp lu jëm ci wàllu stratégie de mise en œuvre mi ngi ci biir document bi waaye lépp tamit lu jëm ci suivi évaluation mi ngi ci biir document bi kon ñu jox suñu naataango directeur Mbaye Diop mu ñëw ci axe 1 bi bu ñu fa jógee jox doyen Doro mu ñëw ci axe 2 bi ak axe 3 bi jërë ngeen jëf. C'est bon. Jërëjëf coordonnateur coalition ànd liggéey suñu gox di Pape Makhtar Diop ñu ñëw di compléter programme 4-4-2 bi comme moom décliné ko ñu jël kaati féete ci ginnaaw bu dee ci wàllu sport xëy na dañ naan ñoom ñooy défendre waaye ñoom ñooy yore kër gi du tee nag ñu nekk ci côté yi dañu permettre ñu mën a gaaw ba atteindre résultat yi ñu soxla résultat yi mooy lan mooy gagner développement wu Diama ci ni mu gën a gaawe mu sukkandiku ci ñeenti programme bi jiitu ñu tudde ko PAREL programme d'appui pour la relance de l'économie locale boobu mi ngi sukkandiku cëslaayam day renforcer infrastructure yi fi nekk maanaam jumtukaay yi nekk ci gox bi te baykat yi sàmmkat yi nappkat yi amee ko loolu yépp nag ñu dëxañ ko ci loo xam ni ëllëg dañuy mën a am ay unité industrielle filière industrie dañu ko war a développer ci commune Diama ba nga xam ne li ñu fiy bay lu ñu fiy napp lu ñu fiy sàmm daañu ko fi mën a transformer ci misaal boo ko jëlee ci wàllu élevage meew bi ñu fiy defar nan lañ ci mën a dem ba di produire ay fromage ay beurre et cetera loolu mooy PAREL ñun nag bi ñu koy tëgg fu ñu dem fu nekk bu ñu demee ci document bi
fii lañ ko synthétiser mais da ngay fekk ñu def problème bi fan la jóge nan lañu ko saafara lan mooy sunu dégg-dégg wala lan lañu yéene pour commune Diama mu dem fa lan la ñu proposé donc ci anam bi li ñu proposé ci wàllu agriculture mooy dañuy jox priorité bi mbay moo xam ne day permettre nit ñi li ñuy dunde mu mën a mat fii ci Diama loolu lu ñu koy may mooy ñu am suuf soo xam ni suuf su doy la bu ñu mën a aménager mu baax ñu mën ko mettre à la disposition doole yu ñu am pour wax leen ni programme bi dafa tënku ci lu bare départ na ca nit ñi ñu am mooy population bi ak ndaw yi nga xam ne ñoo ci ëpp mu am yeneen technique culturelle yu ñu war a indi parce que du ñu nekk rek ci mbayum ceeb commencé nañu diversifier mais dañuy gën a pousser diversification bi gën dugg ci filière horticole yi loolu dana tax li ñuy bay nga xam ne dana mën a am njëg ci biti ndax bu ñu dee def comme ni ñuy doxale nii toujours benn mbay ñu nekk ci rek bu ñu paree dañuy ëppal ci marché bi ba prix yi day wàcc ñu développer aussi logistique boo xam ni ci commune bi day intégrer yooyu yëpp mooy li ñu doon wax sànq ci industrie bi ku jóge ci mbay mi dana am unité boo ko mën a yóbbu ñu transformer la am na yu fi nekk déjà mais dañu koy gën a yokk ku jóge ci napp gi da nga ko mën a am ku jóge ci élevage bi di nga ko mën a am du tee nag suñu gox loo xam ne ñun daawuñu ko def ci suñu commune ñu constaté que fi mooy ñu dem seeti ñi fi nekk seen xam-xam màcc ci loolu am na fi ci misaal SIFA mi ngi fi université Gaston Berger mi ngi fi am na loo xam ne war nañu ko mën a xeral ci wàllu gëstu ci li ñuy liggéey nan la ñu mën a def ba mu mën a bokk ci liy xew ci àddina bi donc loolu ci programme bi la bokk ba tey ci wàllu développement wu agriculture bi ñu jël ci wàllu élevage engagé ci transformation structurelle de l'élevage traditionnel parce que fii li ñu gis yëpp presque mbay moo càmm goo xam ni dafa sukkandiku ci mbiri cosaan amul loo xam ni lu moderne te loolu pour ñu mën ko def dañu yaakaar ni war nañu mën a indi ay loo xam ne lu yees la liy am ci yeneen dëkk yi am ci yeneen ci àddina bi ñu mën ko indi ci Diama jombuñu mën na nekk maanaam ay ranch mën na fi am mën na am ay zone de pâturage yoo xam ne dañu koy dégager ci biir commune bi dañuy am foo xam ne dañu naan bu ñuy sàmm fii la ñu war a dem la mu war am nag ba mu mën nekk zone de pâturage dañuy dem wuti ko ndax recherche bi dañu ko permettre daañu mën génne ay couloir yoo xam ni bu ñuy dem ñoom di war a dem di sàmmi daañu ci mën a jaar ba du ñu am coow ak baykat yi donc loolu dañu permettre ñu éviter conflit yi fii am parc de vaccination yi aussi daañu ko bareel ci biir commune Diama marché à bétail abattoir yi ak ay ferme fourragère amélioration race yi bokk na ci aussi dañuy dem indi ko fii ci biir commune Diama nga xam ne day nekk lu officiel loo xam ne commune bi moo koy ŋànk moo koy boot te moo koy doxal ak ay paquet wu technologie yoo xam ne ñooy ànd ak amélioration race yi ak accès aux services de base vétérinaire maanaam ñiy saytu wér-gu-yaramu mala yi fi nekk maanaam jur gi dañu leen di fexe ñu gën a bare ci zone bi nga xam daañu jóge ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci loolu ba feebar yu nu am ñu mën ko saafara organiser leen ñoom itam parce que il faut ñu organiser leen ñu formaliser leen parce que jamono toll na foo xam ni ñiy sàmm wala ñuy napp wala di bay war nañu mën a am ay këyit ba fu ñu dem ñu mën leen reconnaître ñu permettre leen également ci biir dëkk bi mu am ay unité de production d'aliments bétail war na fi mën a am na lu ñu jël sànq ci wàllu agriculture dinaa ci dellusiwaat ñu permettre ma ko parce que xale yi seen xëy barewu fi programme bi préconisé na bu ñu ci duggee daañu ko gis ay ferme 10 hectares yoo xam ni daañu ko mën def mu nekk ay ferme moderne ñu mën ko mettre à la disposition des jeunes xale yi fi nekk nga xam ne daañu leen mën a jàppale ñu am financement mën a liggéey di ci mën di jëriñu bu boobaa problème mu suuf yi ñu fiy wax dañuy luye jéeg yooyu yëpp dañu koy saafara. beneen volet bi mooy économie bleue bu ñu déggee économie bleue mooy pêche bleue affaire ndox la moo tax ñu tuddee ko économie bleue loolu nag li muy jëkk saafara mooy ñu fexe ba commune Diama lu ñu fiy soxla lu jëm ci wàllu rëndaay ñu mën ko am fii ci suñu biir zone mën na nekk ndax am nañu ndox mooy dex yi ñu ngi fi am na ay maar yu fi nekk mën nañu promouvoir aussi pisciculture ensuite ñu structurer leen ñoom itam ñuy napp ñu organiser leen ba ñu mën a am ay këyit ñu créer fay unité
unité yoo xam ni dañu permettre ñu mën a transformer jën yooyu parce que li am ci yeneen régions yi ba ñu naan ay usines yuy transformer jën yi la war na mën a am fii ci commune Diama loolu aussi bokk na ci mébét boo xam ne la coalition ànd liggéey suñu gox tëgg na ko te incha allah bu ñu jëlee commune bi le 23 loolu la ñuy doxal ci biir commune bi ànd ci nag ak acteurs yi. Diama hub commercial kooku beneen gis-gis bu bees la également lu tax hub commercial déjà position bi Diama occupé ci région bi ci Sénégal ak potentialité yi fi nekk donc loolu dafa ñuy permettre ñun ñu mën a assurer suñuy acteurs commerce yi nekk fii ay unités yu fi nekk loolu bokk na ci lu ñuy mëbët di ko créer mooy benn marché bu mag ñu tudde ko le grand marché de la commune de Diama ñu tudde ko Midi marché boo xam ni international lay ne parce que tey la ñuy dem di ko wuti Ndar suñu jigéen ñëpp di xëy di dem Ndar mën nañu tëgg fi marché boo xam ni waa Ndar yi ñooy ñëw di ñu fekk si di jënd si ñun taxe yaag avantage yi day dellu soit ci biir commune Diama permettre nu ñun ñu mën ko développer bien sûr programme la da nga koy tëgg tekk nag di ko doxal du loo xam ne day xëy rek tey mu sotti daañu promouvoir aussi ay marché ci zone yi parce que war nañu am suñu 5 zones yëpp war nañu mën a am ay marché nag diñ desanoo waaw marché dafa am lu muy àndal dafa am espace boo xam ne daf fay nekk xam ku fay dem nga xam fooy jaar kuy génn nga xam fooy jaar muy tëju am sécurité yi ci war yëpp loolu aussi bokk na ci mébétu la coalition ànd liggéey suñu gox. Diama ëpp artisanal luy ëpp mooy foo xam ni maanaam ñëpp dañuy ñëw di fa jublu si looloo tax ñu tuddee ko ëpp artisanal suñu bëgg-bëgg suñu gis-gis mooy ñu fexe ba kuy wax ci wàllu artisanat wala ngay wax ci wàllu commerce nga xalaat commune Diama te lu mën a am la li ñu koy doxale mooy ñu organiser suñu artisans yi fi nekk bare nañu fi te kenn organiser wu leen dañu leen di organiser incha allah ñu am ay këyit ñu mën leen jàppale ñu fexe aussi ba Diama mën a am village artisanal ñu xam ni fii la nekk kuy ñëw di visiter Diama mën fa dem loolu am na beneen impact bu muy am ci wàllu tourisme daañu ci agsi ca kanam artisans yi aussi ñu jàppale leen ba commande publique bi am fii ñu mën ci accéder ndax loolu mooy tax ñoom li ñuy liggéey mën a ñoŋ ñu mën ci jël ñeneen mu régler contribuer waale aussi ci régler problème emploi wu xale yi nekk fii ci biir commune bi ñu jàll ci volet industriel parce que yooyu ñu wax yépp sànq dañ ni bu ñu ko defaree ba pare il faut ñu fexe ba commune bi mën a am ay industrie yoo xam ne dana mën a développer yooyu au lieu ñu yem ci produit matière première bi rek defar ko jox ko ñeneen ñu koy transformer dañuy fexe créer conditions yi ñun ñooy def industrie bien sûr xam nañu ko dañu koy bokk ak état bi ak secteur privé bi mais place ba muy dem ñun ñoo koy defar yanjeel ko ba industriel bu dégg ni Diama am na zone bii rek day daw si installé wu fa ndax dana accessible yenn dana yomb yaa koy promouvoir ba ñu ñëw sawar ñëw fi donc loolu day tax ñu nit mën nañu dem wuti ay partenaires yoo xam ni privé lañu donc partenariat public privé dañu mën a permettre ñu impulser volet industriel boobu Diama hub touristique dañu am potentialité bu fi nekk parc de Djout mi ngi fi ñu jàpp ni aussi ñu ngi nekk ci ñëw sës ci Ndar te aéroport boobu ñu ngi koy defar ci zone d'extension presque barewu fi ñu am ay cours d'eau yoo xam ne mën nañ ko valoriser ba bu nit ñi ñëwee daañu mën a am ay parcours touristique yoo xam ne war nañ ko mën a jaay ñi fiy ñëw loolu dafa ñuy permettre tey ku jóg di tukki da nga naan naa dem Diama ak la muy àndal ndax tey mën nañ fi développer ay structure hôtelière ci yenn zone yi nga xam ne suuf sa méngoo na ak accueillir lu mel noonu activité tourisme bi mën na développer yu foofu ñu jàll ci beneen point mooy deuxième projet bi muy projet jeunesse et femmes mu tudd PROJEF population commune bi ñëpp gis nañ ni xale yi ñoo ci ëpp majoritairement jigéen ñi lañu am ay corps de métier yu bari yu ci nekk donc ambition programme boobu dafa bëgg mu renforcer seen capacité mais surtout autonomisation femmes yi da ci occuper place boo xam ni place bu am solo la donc li ñuy wut mooy xale yi ñu mën leen boole ci li ñuy liggéey ba ñoom suba seen xam-xam yu ñu am ci domaine bu nekk ñu mën leen yombalal ñu mën ci daan seen doole donc loolu commune bi dana ko yombalal
ñu regrouper leen aussi en corps de métier mën leen organiser commencé nañ ko sax déjà ñun ci loo xam ni li ñu naan la coalition ànd liggéey suñu gox dafa commencé liggéey te demul même bu fekkee nit ñi dañ koy xalaat leneen loolu mooy formaliser xale yi ba ñu mën a am këyit boo xam ne suba ñi nga xam ne dañuy nekk ci secteur maçon wala ñu nekk ci secteur menuiserie li état bi di liggéey suba daañu mën dem ñoom man talal seen loxo ni man mën naa ko def loolu mooy jàppale bi jiitu mooy ñu formaliser leen organiser leen en corps de métier ba ñu mën a bokk ci commande publique bi. donc bëgg nañu développer aussi benn structure boo xam ne dana mën a encadrer xale yi nekk ci zone bi ci wàllu formation ci wàllu ñu capacité leen ci seen domaine yu ñu nekkee. autonomisation des femmes jigéen ñi sonn nañu ci liggéey ñuy liggéey ci kër yi boo seetloo am na foo xam ne tey ba léegi jógul ci suñu commune ñoo xam ne ñu ngi utiliser seen ay loxo pour di def yenn di dëbb di def yenn yi donc war nañu mën a jàppale ba jigéen ñi tey ëllëg mën na am ay financement bien sûr mais mën na di liggéey ba li moderne tey ci àddina bi ñu mën ko mettre à leur disposition donc notre programme indi na ci lu bari tënk bi mooy ñu mën leen jàppale ak institution financière yi fi nekk ñu mën a am ci financement yi di liggéey di jëriñ kër gi ndax jigéen nag moom mooy cëslaayu kër gi moom bu amee rek kër gi dana naat xale yi daañu jàng boroom kër gi de xelam dana dal. beneen programme bu ñëw mooy programme local de gestion des domaines de l'urbanisme de l'habitat boobu boo ci duggee dañu xool ni suñu commune dëkkuwaay yëpp dafa am jafe-jafe dañuy ñëw rek dëkk village la woon c'est vrai commune rurale lañ jógee ñëw ci commune mais nag ñun ñoo ko war a moderniser ñun ñoo ko war a fexe ba mu bokk ci lii am ci biir réew mi ba pare ñu tànd jëm lii am ci àdduna bi loolu mooy tax suba problème suuf yi ñuy dégg du fi am te loolu pour ñu mën ko def dañuy jàll ci nan la ñuy yaxanale wala nan la ñuy gérer suuf si nu amee te ci wàllu urbanisme ak domaine nguur gi dafa nu jox ay jumtuwaay yoo xam ne ñun ñoo war dem wuti leen muy maanaam ay plan yoo xam ne bu ñu ko tegee daañu xam ni fii kat war nañ fi bay fii dañ fi war dëkk fii dañ fi war jaarale yoon fii dañ fi war def école fii dañ fi war def santé fii dañ fi war def lii dëkk bi buy màgg fii ba ñaar fukki at ak juróom mën nañ ko xayma xam ne buy màgg lii lay soxla ci suuf parce que loolu mooy njëriñu jumtukaay yooyu nguur gi di joxe di ko jox yeneen communes yi nag ci Sénégal ñun incha allah dañu koy am pour jàmm ci wàllu gestion foncière ba tey ñu mën ci indi lu ñu naan plan de géomatique local mooy maanaam li nekk ci suuf si fii yëpp mën nañu ko adressé ba nga xam ni daañu xam fan mooy li ñuy bay nu mu toll fu yoonu nag yi nekk fa ñuy sàmme fu mu nekk fa ñuy dëkkee fu muy nekk ndaxte loolu ci sa machine ngay toog am na ci déjà lu ñu commencé woon ak SAED bi fi nekk moom la ñuy wax PAS mais boobu plan d'aménagement et d'occupation des sols la mais bii day ñëw indaale habitat ci biir indaale élevage bi ci biir nga xam ne autorité bi mën na toog fii day xam suuf bi diwa ko moom ci telle zone la nekk day éviter suba problème conflit géomatique bi loolu la ñuy dimbalee te loolu dañu permettre aussi ñuy constituer ay réserves foncières pour projet yi ñu am ëllëg bu commune bi waree jóg tey ñu ni am na aménagement bu bees bu ñu war def pour accueillir tel projet bu am njëriñ ci gox bi daañu mën toog fi ñu toog ni dem leen telle zone te loolu nag li koy lal li ci ëpp bu ñu koy def kenn du xëy rek teg ko déedéet dañ ci ànd ak nit ñi mooy indiwaat ba tey li ñuy liggéey dañu koy liggéey ak askan wi mu dellu si jëriñ askan wi ñu am beneen volet mooy développement politique gu logement parce que Sénégal aussi dafa am ay programmes yoo xam ni da koy tëgg dégg nañu fi affaire 100 000 logements mais li ñu bëgg ñun mooy suñu commune képp ku soxla dëkkuwaay nga mën ko am te loolu plan directeur yi ministère yi def ñun incha allah am nañu mébatu ni bu ñu joxee commune bi dana am plan directeur pour commune Diama boo xam ne dana ànd ak li ñuy wax plan d'urbanisme de détail lu mu bon mën na am zone bu nekk mën na am plan d'urbanisme de détail mooy nekk li nga xam ne tey ku ci sukkandiku boo waree def logement moom da ngay génne rek xam ñaata lañ fa war a def fu mu war nekk lan lañ fa permettre loolu mooy tax suba du ñu am retard ci li ñuy liggéey beneen bi mooy ñu wuti ay partenaires parce que nag
li nguur gi def dañu am pour jóg dem fekke ko ci wàllu logement yooyu mu boole noo ko ay partenaires ñu mën a impulser secteur boobu ci sunu gox. mu am beneen programme muy poumon moom la Pape Makhtar tudd léegi, mais boo déggee poumon nit ñi dañ naan noyyikaay te mooy promouvoir ouverture mobilité ak numérique. Ouverture tey internet foo dem ci àdduna bi moom la nit ñi liggéey xale yu nu am war nañu mën a préparer ba ñu am jumtukaay yooyu di ci man di jàng ndax mën nga toog fii sax di jàngee bitim réew ñu lay yónnee cours yeeg yëpp te amu fi yoon yi mooy day dugg ci secteur bi ci programme bi am na ci ñoo xam ne am nañu problème mu yoon pour ñu dugg di génn difficulté la ci programme bi la ñëw am na ñu am ay problème mu liaison maanaam comme nga jóge fii tey bëgg a dem wala dex ga da ngay wëri boo xam ne des fois day impacté ci li ngay liggéey day impacté ci say moyens yoon yooyu nag nan la ñu mën a def ba ñu am loo xam ne bu ñuy jéggi war nañ ko jéggi ci programme bi la nekk te incha allah la coalition ànd liggéey suñu gox am na ci programme. économie numérique bi mooy ñu jàll ci ba tey numérisation état civil parce que commencé na am ci Sénégal depuis fort longtemps non seulement daañu ko jógeel sil nit ñi mu am ay centres yoo xam ni secondaire lay nekk mais dañ koy numériser. infrastructure ak transport routier aussi am nañ ci volet bu am solo ak problème mobilité mooy li ma leen doon wax léegi aménagement piste yi ak désenclavement wu commune bi carrément nga xam ni dootuñu am benn problème pour doxi suñu ay soxla donc defe naa ni ci gàttal axe 1 bi loolu la am ci ay programme ñu nuy tooñ nag coordonnateur di wax 4-4-2 foofu nag man dama ciy dellu si ndax 4 programme la même bu fekkee ne dañu ko jël tey di ko yóbbu ci wàllu sport nga xam ni am nañu ñaari latéraux ak ñaari axe central ñoom ñooñu bu ñu défendre ba mu dëgër léeg-léeg ñoom ñoo ñu impulsé pour ñu mën a dem ci kanam ndax ñu mën dugal but bi ñuy tax ñu am ndam looloo tax ñuy jël 4-4-2 bi di ko tudde ma leen di gërëm di leen sant wasalaam. voilà jërë ngeen jëf maa ngi ñëw tënkal leen li nga xam ni moom la axe 2 bi ak axe 3 bi yu 4-4-2 bi prévoir parce que axe 2 bi dañ ni promotion humaine et sociale et rayonnement de la commune mooy lépp li nga xam ne ci nit ñi la mais ci dimbalante gi la mais tamit ci fexe ba sunu commune mën a siiw bu baax ci lépp li nga xam ne ci taxawaay la. Progress moom mooy programme pour la gestion sanitaire et le social programme boobu dafay fexe ba lépp li nga xam ne dafa jëm ci wér-gu-yaramu nit ki ci wér-gu-yaramu njaboot gi ci wér-gu-yaramu askan bi mën a nekk li nga xam ni du fi sooxe bu nu xoolee ci wàllum santé lépp li nga xam ne dañ ko ci war a mën a def moom mooy fexe ba nit ki bu waree faju mu faju bu mucc ayib mooy soin de qualité mais aussi mu nekk faju bi nga xam ne lépp li nga xam ne dafa laaj ci paju mi mu faju ko moom moo gën mu faju li bàyyi li loolu pour mu mën a nekk moom mooy dañuy fexe ba nit ki fépp mu toll ci commune bi fajukaay bi bañ ko sore ci distance mais tamit mu bañ ko sore ci wàllum koppar c'est-à-dire dina nekk li nga xam ni di nga ci mën a jot te li ngay laaj ci koppar du ci nekk li nga xam ni dafay metti mais tamit dina nekk li nga xam ni lépp li nga xam ne da nga ko war a fajoo mu nekk li nga xam ni du nekk koppar gu bari koppar gu néew lay doon beneen wàll bi nga xam ni moom moo jëm ci jokkalante gi ak ci ndimbalante gi mooy solidarité action sociale dañuy dem taxawaay bi ñuy jël mooy ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw wala ñi nga xam ne dafa am lu leen dab lu mel na laago ñu war a mën a yegg ci yenn mbir yi ñu leen koy xañ wala ñu war a mën a am yenn ñu leen koy xañ mais dañuy dem ba fexe lépp li nga xam ne ñeneen yi ñu ngi koy am
ñu war kaa mën a am ñu war kaa mën a jot ñu war kaa mën a mën cee mën a yegg donc loolu dina mën a tax ba ki nga xam ne dafa ànd ak laago te léeg-léeg mu war a yore ay appareillage moom mooy li nga xam ne ay jumtuwaay la pour muy mën a dox la wala pour muy mën a def yenn yi heure bu ko waree changé waat mu nekk li nga xam ne day yomb ci moom fekk tamit même bu doon jar lu bare commune bi ci programme bi dina fexe ba day nekk li nga xam ne lu néew a néew nañ koy laaj pour que mu mën ko jot. Le programme éducation sport art et culture programme bi moom dina fexe ba képp ki nga xam ne doomu commune bi nga war a jàng muy jàng bi nga xam ni jàng bu njëkk bi la wala njàng bi nga xam ne da ngay jàng ba am métier pour mënal sa bopp di nga ko fi mën a fekk loolu nag day tax nit ñi comme ni ko waxee ñi ko waxee woon sànq nit ñi daanu jàng daanu am métier mais aussi daanu mënal seen bopp su fekkee nag wàllum sport la daanu fexe ba nit ki sport bu mu mënte def tàggat yaram bu mu bëgg a def ak bu mu mënte doon mu mën ko fi def fekk du nekk li nga xam ne daf ciy tumuranke ci moom moo tax politique éducative bi pour nit ñi mën a jot njàng mi dañuy fexe ba nit ñi parce que boo nee nit ñi dañu war a jàng bu nu bëggee jàng wala bu nu waree jàng il faut nga tabaxal leen tabax yooyu nag moom mooy tabax yi nga xam ne ay école maternelle la tabax bi nga xam ne ay garderie la tabax bi nga xam ne ay école la ak ay salle de classe waaye tamit seet ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore ñu def ci ñoom plaidoyer pour ñu tabaxal nu ay collège tabaxal nu ay lycée tabaxal nu ay centre de formation ba tax doomu jama yi dootuñu génne jama di dem ci yeneen dëkk di fa jàng muy metti ci ñoom su nu amul njaatige wala muy metti ci ñoom bu nu amee ay jafe-jafe tabax yooyu tamit bu nu ko tabaxee ba pare dañ koy équiper mooy jumtuwaay yi nga xam ne daf cee war a ànd jumtuwaay yooyu nekk ci biir ba seen njàng wala seen tàggat dara du ci sooxe ci wàllum sport bi comme ni nu ko waxee woon léegi dañuy favoriser promotion sport mooy lépp sport boo bëgg a def nga def ko maintenant nag bu ne sport bu ne naam mooy sport moom il faut nga am infrastructure yi moom mooy jumtuwaay moom mooy ay stade d'abord parce que stade moom boo ko defaree lépp li nga war a def ci biir di nga ko ci def ci biir nit ki nag bu ñëwee ni bii façon sport laa war a def bu duggee ci biir stade ba dina fa fekk li nga xam ni dina ko kii maintenant pratique sport boobu nag bu ko defee ëllëg ci biir mën na nekk li nga xam ni benn sport bi moom ci wér-gu-yaram daf lay yokk sa wér-gu-yaram mais sport xam ngeen ni léegi dafa nekk li nga xam ni mën na indi métier la mën na indi koom ci dëkk parce que gis nañu léegi ñii di def sport de haute compétition li nga xam daf leen di indil seen dëkk mais wala seen askan wala aussi yëkkati seen tuuru gox wala yëkkati seen tuuru dëkk ci maanaam culturel bi dañ ni daanu fexe ba lépp li nga xam ni dafa bokk ci sunu cosaan lépp li nga xam ne dafa bokk ci sunu aada dañ ko fi gën a dundal ba tax na képp ki nga xam ne dafay bëgg organiser ay manifestation culturelle wala ki nga xam ne dafa yore ay mbir yi nga xam ne ci affaire culturelle la nit ñi dañ lay gunge dañ lay jàppale ba li ngay def mu mën a nekk li nga xam ni day xëcc ay yeneen nit ñuy ñëw di ko seetaan wala li ngeen def ci mbirum culture bi mu fexe aussi ba laawaale ci ay tourisme parce que touristes yi aussi bëgg nañu bu nu jógee seen dëkk ñëw fi gis fi li nga xam ne amul seen dëkk maintenant beneen bi des bi aussi moom mooy tamit bu nu bëggee def culture il faut ñu mën a am ay infrastructure mooy maanaam ay bërëb yi nga xam ni booy pratiquer sa culture mooy ay salle wala ay yeneen yu mel noonu xeetu jumtuwaay pour culture bi aussi mën a dem beneen programme bi mooy programme
pour l'économie verte, l'assainissement et le cadre de vie. Programme boobu day dem dugg ci mbir bi nga xam ni fexe ba lépp li nga xam ne sunu alom la wala sunu dunduwaay la mu mën a nekkin bi nga xam ni population bi daanu mën a dund ci bërëb bi nga xam ni dafay nekk li nga xam ni du nekk ëllëg gàllankoor pour ñoom parce que boo nee environnement mooy lépp li la wër fekkee li la wër dafa am nu mu bindoo wala dafa am nu mu mel yàqu-yàqu yi mën na dellusiwaat ci biir askan wi jural leen leneen li nga xam ni kenn du daal sopp loolu ba tax na mbirum mbalit yi te kooku moom ñëpp mën nañ ko seetlu dëkk booy dugg gunge mbalit moo lay tertu booy génn it mbalit moo lay gunge mu ngi foofu di dajaloo ba kañ la fay jóge kenn xamul waaye nekk na li nga xam ni tey ji war nañ kaa mën a transformer valoriser mbalit mi ñuy sànni nit ñi mën nañ ko jël defaraat ko mais mbalit mi aussi tamit mën nañ ko jël dajale ko mais fexe ba mbalit mi am fu nga xam ne foofu lay nekk ba du nekk loraange mais waxtaan tamit ak askan wi ci mbalit mi nan ko war a mën a gérer boo ko balee sa kër noo koy tegee noo koy yóbboo ba fa muy yegg ca place bi nga xam ne foofu nañ ko war a mën a teg su fekkee am na beneen liggéey bi nga xam ne war na ci ña ko war a toppatoo daanu ko mën a toppatoo su fekkee ci cadre de vie bi la daanu fexe ba li nu wër ñu defar ko lépp li nga xam ne ay bayal la wala ay place yoo xam ne dañ koy bàyyee noonu te du am benn njëriñ ñu defar ko defarin gi nga xam ne defarin guy mucc ayib la yenn barab yi ñu fexe ba def fa ay lampadaire solaire bi nga xam ni solaire bi moom buy tàkk amul facture booy fay booru tali aussi ñu def ko ba booy voyager guddi wala booy ñibbisee guddi fi ngay wàcc ci tali bi nga mën a gis lu leer fekk nekkoo ci lëndëm ba insécurité man la cee fekk beneen bi moom mooy pacte mooy programme d'accès pour tous et l'équité sociale mooy lépp li nga xam ne am na fi ci commune bi ñëpp war cee mën a yegg mën cee am bu nu ci soxla et lépp li nga xam ne dañ koy séddale aussi ñëpp tolloo la ci fekkee nit ki war na cee am programme boobu nag pour wàññi walla fexe ba li nga xam ni ñàkk tolloole bi nga xam ne moom moo am ci yenn yi maanaam mbirum ndox walla mbirum courant ñii am ndox ñii bañ a am ndox ñii am courant ñii bañ a am courant xam nga loolu dafa mel na boddi wante la te boddi wante baaxul ci askan bu courant ñëwee ñi ko war a am ñi dañ koy war a am ku ko bëgg am da nga koy am mais bëgg ko am mënoo ko am loolu dafay mën a nekk li nga xam ne daf fiy jóge moo tax ci wàllum courant bi daanu fexe ba nit ñi képp ku bëgg am courant di nga ko am fexe tamit ba xool lépp li nga xam ni courant bi nga xam ni dafa jokk ci jant wi ñu fexe aussi tamit ba fu courant électrique bi yeggul courant solaire bi continuer que di fa def li nga xam ni moom la ñuy am ci courant électrique bi beneen bi mooy ndox mi ndox moom ñëpp xam na ni ci dundini nit la bokk ci wér-gu-yaramu nit la bokk ndox mu set ndox mu sell mais ndox mi nga xam ni ci ak quantité tamit fexe ba ñi nga xam ni dañu war a branché wu ci ndox ñu branché wu ci ndox mais def ba kii fi nekk yi forage yi wala robinet yi léeg-léeg muy taxaw dafa am paan wala yu mel noonu ñuy fexe tout le temps ñu ko war a toppatoo di ko toppatoo bi nga xam ne nag duñu xaar ba mu paan ñu doog a ñëw di ko defar waaye daanu ñëw tout le temps di ko saytu pour que duñu nekk ci situation bi dañuy xaar muy paan ñu ñëw di ci daw donc yooyu moom moo doon yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñeenti programme yi nekkoon ci axe 2 bi moom laa leen wax ni léegi maa ngi dugg nag ci axe 3 bi
bi nga xam ni ñaari programme ñoom ñoo ci nekk. Axe 3 bi nag moom mooy bonne gouvernance et mobilisation des ressources boobu am nañu programme pour l'amélioration de la gouvernance moom mooy PRAMEGO comme ni ngeen ko xamee nit bu yoree mairie nit ñi ñoo ko dénk mairie mais ñi la ko dénk war nañu mën a toog am njort gu rafet ci yorinu mairie bi pour njort googu mën a rafet ci nit ki ba tuuma walla ñaaw njort du ci am nit ñi danoo war a leeral lépp li nga xam ne dañ koy def dañ cee war a boole ñépp te du am xàjj ak seen fexe ba képp ki nga xam ne war nga cee mën a bokk nga ñëw nga bokk ci et lépp li nga xam ne war nga ko mën a xam ci doxalinu commune bi nga xam ko moo tax ñu ni gouvernance participative et inclusive citoyen bu nekk war na cee mën a bokk citoyen bu nekk war naa mën a bokk ci bala ñuy defar budget commune bi ñuy defar budget débat d'orientation mu ñëw toog wax xalaatam ci budget bi nu war a nas moom lan moo ci gis-gisam waaye tamit bu nit ñi toogee def seen ay waxtaan yi nga xam ne ci ay délibération la mooy lépp li nga xam ni mairie bi bu nit ñi toogee waxtaan ba pare lañuy tënk ñu koy waxee délibération bu nu paree ñu génnee ko ñu taf ko ci biti walla ñu dugal ko ci site web yi ki nga xam ne mënul woon ñëw toog ci bunt bi di déggul ki nga xam ne liggéeyee ko téye woon walla leneen a ko téye woon ba nga xam ne mënul ñëw toog ci bunt bi fi mu mën na toog ci buntu néegam bu jaaree fi mu war a jaar dina xam lan la fa nit ñi waxtaanee lan la fa nit ñi tënk ba tuuma dootul am sikk dootul am mere dootul am beneen bi des bi mooy programme pour la mobilisation des ressources moo tuddee ko promo boobu li muy kii moom mooy les ressources moom mooy koom bi nga xam ne moom la commune bi moom dañu war a fexe ba jël ko dugal ko ci lépp li nga xam ne moom lañ fi tëgg ci programme parce que ni ngeen ko xamee li ñu fi doon wax li yépp axe 1 bi axe 2 bi ak axe 3 bi li nga xam ne moom nañu nam ma def ay tabax la ay leneen la ay équipement la ay jumtuwaay la loolu tamit dafa laaj koppar te koppar googu benn danni il faut ñu seet nu nu ko amee mais nit nag bala ngay dem di tàllal sa loxo ci keneen da ngay seet d'abord li nga yore moom mooy les ressources locales internes ñun fii ressources yu ñu fi yore yi mooy li nga xam ni moom moo fi nekk ci commune ressources yooyu mën nañ ko xool mën nañ ko liggéeyaat ba nga xam ni li nu am ci biir mu nekk ay ressources ay recettes mën naa yokk bu baax ñu jàpp ci teg sunu programme yi ñu commencé di ci jël di ci liggéey di ci jël di woo yeneen partenaires yi nag moom mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy état parce que état partenaire la conseil départemental am na ay compétences yu mu yore war naa mën a ñu teg baaraam fenn moom mu dem mu jëli mu indi état bi aussi am na li muy joxe état bi am na ay projet am na ay programme ay Promoville ay PNDL ay Puma ak yeneen yi nga xam ne ñu jël seen loxo di def état bi aussi yore na li nga xam ni moom na ñuy wax ay services comme ay services eaux et forêt comme ay services yu mel na Sénélec ay services yu yore service ndox mi parce que lépp ñoom la ñu liggéey ba seen code yi mu prévoir ay sanctions wala mu prévoir ay taxes
taxe yooyu bu nu ko prélever ci commune bi am na li nga xam ne tamit commune mën na dem tàllal loxoom ne leen am na li nga xam ne fii la war a ruus yooyu yëpp bu nu ko jëlee tekk ci biir dajale ko dina nekk lu xaw a dëll et loolu mën nañ ko jël dugalaat ci biir bi mujj bi moom mooy mécanisme de suivi bi parce que tey jii bu nu defaree sunu programme dañ ko war a saytu xool lépp li nga xam ne bëggoon nañ ko def nañ ko est-ce que ni nu ko defee ni bu ne fukk nañu waroon tabax est-ce que tabax nañu fukk yi wala tabaxunu fukk yi lu tax tabaxunu ko lu tax defuñu ko ñanu yaakaaraan joxe nañu est-ce que lu tax joxe wunu loolu yëpp moom mooy suivi moom mooy après nag mu des évaluation bi évaluation moom mooy fexe ba lépp li nga xam ne yaakaaru nga ko def ndax def nañ ko mais résultat yi nga xam ne moom nañ ci yaakaaroon est-ce que tamit am nañ ko ci tënk daal loolu moom moo dajale woon axe 2 bi ak axe 3 bi ak programme yi nekk ci biir donc ñu mën ko jàppee noonu wasalaam